su dee am na looy bañ góorgóorlu na defe ko ni ko bëggee. salaamaaleykum mbokk internet yu Ngoyane TV ginnaaw bi ñu leen jaajëfalee seen émission saytu mbay mi comme niñ koy faral di amalee saa su nekk tey jii ñu ngi si makkaanu jëwriñ ji nga xamante ni moo yor wàllu mbay mi fii si département bi ñu koy wax monsieur Mignane Diouf kon ñu dugg ci biir ànd ak monsieur Mignane Diouf. bon asalaamaaleykum ñu ngi nii toog ak ki nga xamante ni mooy monsieur Mignane Diouf yor wàllu mbay mi fii si département bu agriculture bu Nioro monsieur Mignane Diouf ginnaaw ñu bàyyi la nga présenté ko. jërëjëf sëñ Aline donc comme ni ngeen ko xamee man maa tudd Mignane Diouf man maay chef service départemental agriculture bu Nioro du Rip c'est-à-dire que man maa lépp lu jëm ci wàllu mbéy mi rek ci département Nioro du Rip. waaw ginnaaw loolu monsieur Mignane Diouf ñu ngi lay laaj li nga xamante ni mooy fii si service bi ñan ngay ànd ak ci liggéey bi. waaw loolu dinaa ci sawar a tontu parce que booy xool li ma lay wax département Nioro du Rip dafa composé 15 communes yoo xam ne man ak samay ndaw yi nga xam ne ñoo fi nekk ñun ñoo koy sillonné di xool mbéy mi ni muy doxee di xool état bi naka lay accompagner béykat yi ci wàllu matériel ci wàllu jiw. léegi ndaw yi nga xam ne yor naa leen ñoom tamit vraiment dañu yor seen jumtukaay seen i moto may ànd ak ñoom ñuy liggéey ñuy saytu mbéy mi ci wàllu jiw yi ci wàllu matériel yi wala tamit ci wàllu attaques yi nga xam ne mën na am ci tool yi donc di ko suivre boo nga xam ne tamit ci début bi ci cappaandaw bi boo nga xam ne vraiment béykat yi dinañ am seen i récolte. waaw bureau bi ñan ñoo ko composé bureau bi fii si SDR bi. waaw booy wax fii service départemental la service départemental comme ni ma leen ko waxee rek mooy ñun ñooy cawtu xool mbéy mi ci département Nioro du Rip bi comme ni ñu ko waxee organigramme bi nga xam ne mooy saytu fii ci département bi ñun am nañ fii chef service bi nga xam ne mooy Mignane Diouf agriculture am nañ ci li nga wax tamit bureau bi nga xam ne moo yore lépp loo xam ne ci wàllu jiw la jëm. am nañ bureau boo xam ne aussi tamit mooy bureau bi nga xam ne moo jëm lépp li nga xam ne ci enquête agricole la jëm moo ñuy permettre ñu xam prévision et production yi yëpp ak bureau bi nga xam ne aussi mooy saytu lépp li nga xam ne ci gàncax yi nga xam ne feebar yi da ko am loolu mooy li nga xam ne vraiment bureau yi nga xam ne ñoo nekk fii ci vraiment département Nioro du Rip. waaw monsieur Mignane ginnaaw bi ñu la déglu nañ la nga wax fi ñetti pàcc yoo xamante ni ñoom ñoo yor wàllum liggéey bi fii si département de Nioro du Rip bu si njëkk wax nga ne wàllum jiw bi ñu gis ne jiw dafa doon loo xamante ni lu jafe la si baykat yi yéen nan ngeen di saytoo loolu noonu fii si département bi. waaw jiw bi ni ñu koy saytoo yomb na mooy comme ni nga ko waxee rek chaque campagne bu jege see xam nga ne nguur gi day joxe jiw subventionné ko à hauteur de 50% pour jàppale béykat yi jiw yooyu nag dafa am ay procédures yoo xam ne dafa am ni muy tëddee pour jiw yi balaa béykat yi di ko jot dafa am fu muy jaar fi muy jaar mooy dafa am ay opérateurs yoo xam ne ay opérateurs semenciers lañu tudd ñoo xam ne dañuy signé ay contrat ak ay béykat contrat yooyu tamit dañ leen di jox jiw jox leen ay engrais suivre tool yi nag tool yi ñun ñoo koy suivre du semis jusqu'à la production buñ ko suivre tool yi nag dafa am anam yoo xam ne daf ko war a nekk bokkul ak tool bi nga xam ne da ngay ji rek dem lekk parce que yooyu ay jiw la foog ñu saytu ko xool ko épurer ko traiter ko suivre ko ba nga xam ne ñun li nga xam ne ñooy service technique bu ñëwee ne jiw bi baax na jiw yooyu la ñuy jël béykat yi récolter ko jaay ko opérateurs yi ñu jël ko stocké ko ci magasin yi loolu tax campagne bi jege see jiw yooyu la ñuy utiliser di ko jox ay béykat. ba tey ñu continuer si wàllum jiw woowu noonu ngay wax tey jii ndax baykat yi ren amul ci benn jafe-jafe pour mën a jot seen jiw mën a gaaw a ji seen tool yi. waaw béykat yi amuñ ci jafe-jafe comme ni ma la ko waxee ren vraiment jiw yi gars yi teel nañ ko jot et béykat yi aussi fi nga xamee ne dem nañ fa pour ñu jox leen jiw dem nañ fa opérateurs yi aussi magasin yi nga xam ne aussi war nañ fa def jiw def nañ fa jiw ni mu waree donc campagne bi daal ci wàllu jiw daal benn jafe-jafe amuñu ko. waaw ginnaaw ñu continuer ba léegi ànd wax nga fi ñett pàcc yi ba léegi ñu ñëwaat si wax nga fi tamit aussi tamit lu ñu wax mooy xayma rendement yi ñu koy wax statistique agricole yi loolu nan ngeen koy defee ba nit ñi mun si gis seen bopp mun a xam rendement yi balaa ñuy récolter ñu xam yan rendement lañ mën a am si nawetu ren bi. waaw loolu dinañ ci sawar a tontu parce que bureau bi yor nga xam ne monsieur Aliou Guèye moo ko yor ci lépp li nga xam ne ci prévision rendement yi la muy bureau statistique agricole bi nga xam ne DAPSA suñu benn division d' analyse de la prévision statistique bi nga xam ne nekk na Dakar suñuy kilifa nekk fa ñooñu jox ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy utiliser ay GPS ak ay moto yoo xam ne ndaw yi dañuy dem def échantillonnage dem ci àll bi am ay béykat yoo xam ne dañu leen di échantillon ñooñu dañuy enquête ci seen wàllu ménage
mais aussi natt seen tool xayma ko def ci ay pause rendement loolooy tax ñun ñu évaluer production bi ci wàllu céréales yi su ñuy waxee ci wàllu céréales yi mooy ci wàllu dugub ci wàllu maïs ci wàllu sorgho ci wàllu sésame mais aussi ci wàllu légumineuses yi bu ñu ñëw ci wàllu légumineuses yi mooy lépp li nga xam ne dafa jëm ci wàllu gerte ci wàllu ñebbe li leen jëm xayma production bi loolooy tax état du Sénégal xam ne balaa campagne bi jeex ci wàllu statistique yi de dinañ yaakaar prévision wu 1,5 million wala 1,550 tonnes ci gerte wala 2 millions ci wàllu maïs donc prévision yooyu tax ñu xam li ñu war a am kon donc enquête yooyu ñoo ñuy tax état bi mën a jël ay dispositions bu fekkee mbéy mi baax na wala bu fekkee ci wàllu commercialisation bi wala bu fekkee mbéy mi tamit baaxul dina xam yenn matuwaay yoo xam ne dina ko jël pour xeex ndóol ci wàllu mbéy mi bu fekkee doxul mais daal bureau boobu loolu mooy rôle am ci wàllu agriculture. fu mu toll nii ndax bureau boobu ñu ngi def seen liggéey fan ngeen si toll fu mu toll nii. waaw fi mu toll nii mun naa wax ne bureau bi mu ngi def liggéeyam parce que comme ni ñu ko xamee ne commencé nañu enquête yi bu yàgg jot nañ ci pare actuellement yaakaar naa ne évaluation rendement moo ñu dese pour ñu xayma vraiment production bi mais lépp lu jëm ci enquête ménage lépp lu jëm ci densité lépp lu jëm ci pose cas de rendement yaakaar naa ne loolu liggéey bi dàkk na li des ci fan yu néew mooy évaluer production bi pour ñu mën a xam prévision bi ñaata lañ mën a am ci production. waaw bu ñu génnee foofu da nga wax fii sànq lu am solo beneen pàcc boo xamante ni wax dëgg fa yàlla baykat yi dañ ciy am yaakaar bu baax te ren bi déggoon nañ ci seen prévision yi yegg ngeen waxoon ne dina am li nga xamante ni mooy ay njéeréer yoo xam ne dinañ songu tool yi yooyu yan matukaay ngeen si jëloon yéen ñi nga xam ne yéen a yor wàllu mbay bi fii si département bi. waaw yaakaar naa ne jël nañ ci ay matuwaay yu rëy a rëy parce que yaakaar naa ne bañ déggee ne wàllu njéeréer yi am na booru Somalie dina ñëw ci Sénégal yaakaar naa ne ñun jël nañu ay matuwaay ñu jël moom waa DPV yi nga xam ne ñoo yore direction de la production des végétaux nekk Dakar dañoo ay base yoo xam ne ñu ngi fii Sokone base boobu nag ñun moo ñuy alimenté mooy traité lépp attaque boo xam ne am na ci suñu zone yaakaar naa ne ren moom macha allah yàlla dimbal nañu boobu criquet yooyu ñëwuñ fii waaye jëloon nañ matuwaay yi yëpp ba nga xam ne bu ñëwoon dinañ jël matuwaay pour traité mais du tee tamit ci wàllu mbéy mi dinañ ci yenn jafe-jafe yu mel ni ay wànq yu mel ni ay yenn ravageurs yoo xam ne dañuy ñëw ci tool yi di ci yàq loolu yaakaar naa ne base ba nekk Sokone di DPV oto bi nga xam ne di traité defe naa ne sillonné ci zone yi nga xam ne yëpp am na attaque pour traiter leen pour vraiment xeetu gunóor yooyu xeetu wànq yooyu mun a bàyyi tool yi. waaw ñu faral di gis ne état bi at bu jot da daan faral di joxe li nga xamante ni mooy matériel agricole ren ñuy laaj matériel yooyu fan la toll parce que baykat yi boo gisee instant yi seen soxla la jëfandikookaay boo xamante ni vraiment buñ sañoon muy teel a ñëw loolu nan nga ci wax yow nga xam ne yaa yor département bi ci wàllu mbay mi. waaw yaakaar naa ne matériel agricole yaakaar naa état bi bu ñu ci def ay jéego yu mag yaakaar naa ne at yu weesu vraiment état bi joxe na fi lu mot plus de 800 semoires yoo xam ne ak ay usines ak ay saretu fas ak ay saretu mbaam jàppale ko béykat yi ren nag incha allah ba may wax ak yow dans le cadre du Covid li ñuy wax la DER la délégation à l'entrepreneuriat rural des jeunes yaakaar naa ne am na ay jéego yoo xam ne def na ko appui ministère de l'agriculture jox ñu ay machines ay semoires jox ñu ay usines jox ñu ay saretu fas jox ñu ay saretu mbaam yi nga xam ne incha allah dañ ko jagleel jox ko béykat yi nga xam ne amuñu doole. muy petit matériel bi nga xam ne moo leen di permettre ñu jiw ñu xotti seen tool mais aussi ñu am ay fas yoo xam ne dinañ ci mën a teg seen i bagage dañ ci seen tool yi. waaw ñu gis ne état bi li muy joxe peut-être néew na tuuti ci li nga xamante ni mooy baykat yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi mais ndax du ngeen ci am jafe-jafe bu ngeen koy distribuer maanaam bu ngeen koy séddale askan wi. waaw yaakaar naa ne jafe-jafe du ci am parce que campagne yee passé jot nañ ci lu mot 800 matériels yoo xam ne séddale nañ ko donc base boobu la ñuy jël xool yi nga xam ne amoon nañ. ñu écarté leen ñi nga xam ne ren 500 yi nga xam ne dañu koy jox ñi nga xam ne amuñ leen ñu def sélection boo xam ne sélection bu vraiment bu hétérogène la boo xam ne képp koo xam ne rek indi nga sa demande déposé ko samay ndaw dinañ jël dugal ko ci tableau Excel commune bu nekk dinañ fa dem xool la nga xam ne déposé nga ko ak la nga xam ne séddale nañ ko matériel bi liñ ci war a am ñu def ko tirage ku ci sa wërsëg nekk nga jot sa matériel am ko incha allah benn jafe-jafe daal yaakaar naa ne duñ ko am parce que ñun ni ñu koy séddalee dañ koy def en fonction des ratios c'est-à-dire que presque fii booy xool am nañ 552 villages yoo xam ne 6 quartiers yi nga xam ne ñoo nekk Kër Madiabel ak 6 quartiers yi nga xam ne ñoo nekk Nioro boole ko boole muy 552 boo jëlee 500 divisé ko par 552 ratio boobu nga am laay jël multiplier ko par nombre de villages pour xam ku nekk li nga war a am ku nekk nag li nga war a am loolu ci sa commune
dañuy xool ak ñi déposé di def tirage pour génn rek ñu xam ne loolu yaakaar naa jafe-jafe du ci am parce que c'est fait de façon très démocratique boo ku nekk dina ci gis bu bokk. waaw yaakaar naa jafe-jafe du ci am ba tey ñuy wéyal suñu waxtaan rek si émission bi nga xamante ni mooy émission saytu mbay mi ñu gis ne état bi am na moyens yoo xam ne defoon na ko ginnaaw bi nga xamante ni mbas mi nga xam ne dal na ci kaw mu ne ki nga jëwriñ gi nga xam ne moo yor ministre de l' agriculture defoon na relance bi nga xamante ni mooy 20 milliards loolu lan ngeen fas yéene defoon bi nga xamante ni baykat yi gis nañ seen wàll. waaw yaakaar naa ne loolu dinañ ci sawar tontu parce que bi Covid bi amee yaakaar naa ne ci wàllu ministère de l' agriculture daf ko jiite waaye tamit bul fàtte ne ci biir ministère am na ay projets yoo xam ne ñu ngi ci biir projet yooyu tamit ñu ngi jàppale état bi dans le cadre du Covid boo jëlee nu mel ni DER bi xam nga ci wàllu matériel agricole ren am na lu mu ci accompagné lu mot 500 semoirs lu mot 130 usines lu mot 20 saretu mbaam ak 20 saretu fas ak 8 saretu mbaam loolu dans le cadre du Covid dañ ko accompagner béykat yi subventionné ko à hauteur de 50%. loolu donc dina dem ci milliards yi nga xam ne mu ngi ci wàllu ministère bi booy xool ci wàllu PAFA bi nga xam ne moom tamit dafa yore ci wàllu mbéy mi di projet boo xam ne accompagner aussi tamit béykat yi ci wàllu engrais ci wàllu jiw loolu yëpp muy loo xam ne vraiment béykat yi dans le cadre du Covid gis nañ ko ci boppam boo jëlee tamit lu mel ni PAIS tamit moom tamit indi na engrais tamit jàppale ko béykat yi nga xam ne dañuy béy dugub te ñi nga xam ne dañuy béy mboq loolu yëpp pour booster la production vraiment dans le cadre du campagne bu nga xam ne Covid bi nga xam ne ñëw na fi bu ñu amee ay production record dina permettre nit ñi vraiment duñu wàllu feneen di uti problème mu lekk boobu moom lépp lu mën a soxla rek dinañ ko mën a xeex ci Covid bi dund ci ba nga xam ne état bi mën a jël ay dispositions yëpp pour accompagner population bi. waaw ba tey ñu ngi ànd ak yow fii ci département bi gis nañ ne am na ñoo xam ne ñu ngi yëngu si mbayum dër mi yéen lan ngeen leen di mën a jàppale ñi nga xamante ni dañuy def maraîchage si wàllum dër mi ci wàllum département bi. waaw loolu yaakaar naa ne ay jéego yu mag ñu ngi ko ciy def yaakaar naa ne am na projet yoo xam ne ñu ngi ciy yëngu di leen di accompagner di leen di financer boo jëlee di mel ni PAIS ci wàllum mbirum dër mi vraiment mu leen di jàppale ci ay projets yoo xam ne da leen koy financer à hauteur de vraiment 5% à hauteur de 6% ah boo jëlee financement de moins de 600 000 di nga am fay boo xam ne 5% la boo jëlee 600 000 jëm kaw jëm 10 millions di nga fay au moins 6%. donc loolu mu nekk ay jéego yoo xam ne programme beeg projet yi nekk suñu ministère ñu ngi jàppale béy ci wàllu dër bi ci wàllu dër bi tamit bul fàtte ne aussi waa horticulture aussi dañuy jox ay engrais subventionné boo xam ne dinañ ko indi ren jox ko béykat yi boo xam ne dina leen jàppale ñi nga xam ne dañuy béy ci wàllu xur mi ci soble booy jël booru Kaymoor booru Wàq Muna Medina Sabax ñooñu ñëpp incha allah yaakaar naa ne engrais boobu dina ñëw accompagner leen ci wàllu vraiment mbéy mi booy jël aussi am na projet bu bees bu ñuy wax Proval CV yaakaar naa ne moom tamit ñëw na ci Kaolack incha allah dina intervenir Nioro jàppale aussi ñi nga xam ne ñëpp dañuy travailler ci wàllu maraîchage am ay jardin di ci yëngu di leen accompagner ci wàllu jiw di leen accompagner ci wàllu pompe bu nga xam ne vraiment dinañ développer vraiment wàllu maraîchage parce que fii dañ yaakaar ne rek bassin arachidier la mais ce n'est plus bassin arachidier c'est le bassin agricole vu la diversification bi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu mbéyum ceeb ci wàllu maraîchage fekk si mboq meeg gerte gi yaakaar naa ne bu lépp suqalikoo rek yaakaar naa ne vraiment Nioro dina bokk ci ñi nga xam ne dinañ indi autosuffisance alimentaire ci wàllu département bi mais aussi mu ndaw ci biir Sénégal. waaw ci biir wax ji dafa am point bu am solo boolaa ñuy wax autosuffisance alimentaire bu ñuy wax autosuffisance alimentaire xam nañ ni fii nga xamante ni mooy suñu réew di Sénégal lu ñuy faral di dundee mooy ceeb loolu boobu ceeb boobu noonu yan jàngat ngeen ci def ak yan matukaay ngeen ci jël ba nga xamante ni Sénégal dina am autosuffisance boobu nga xamante ni moom la ñuy laam-laamee depuis Macky Sall bi mu fi toogee ba léegi. waaw yaakaar naa ne loolu ay jéego yu mag ñu ngi ci booy xool ne li may wax Nioro ñoom lu ñu xamoon rek béy dugub béy gerte waaye booy xool ñetti at yu weesu yëpp ak programme PNAR bi di leen di accompagner ci wàllu engrais di leen di accompagner ci wàllu ceeb booy xool fi mu toll nii jëmee ko ci Medina Sabax Jigimar jëm kaw jëmee ko ci Kaymoor jëmee ko ci Porokhane côté yooyu yëpp Ndramé Escale ak Bafon yëpp yaakaar naa ne gars yi ñu ngi ciy liggéey ba nga xam ne vraiment incha allah yaakaar nañ ne ceeb bi dina fi am doole ba nga xam ne gars yi duñ jéggaani ceeb wala dem di jëndi feneen ceeb yaakaar naa ne loolu ñu ngi koy commencé gis ci wàllu département bi booy xool lu bëri ren nit ñi béy nañ ceeb bu bëri ceeb bi tamit du ci xuri rek lay nekk mais am nañ aussi beneen jiw boo xam ne ci wàllu bas-fond c'est-à-dire que fi ngay béy gerte wala fi ngay béy dugub mun nga ko fiy def ceeb yooyu la ñuy wax xeetu Nerica 4 wala Nerica 6 loolu tamit ñu ngi ko fii béy te yaakaar nañ ne
buñ ci continuer daal yaakaar naa ne département bi li muy def ci wàllu gerte bu ko defee ci wàllu ceeb bi yaakaar naa ne autosuffisance en riz incha allah dina am. état nan la si jàppalee baykat yi ban accompagnement la si def ndax ni muy dimbalee baykat yi si wàllum gerte si jiwu beeg engrais bi noonu la koy defee si wàllum ceeb bi wala ginnaaw moom mi nga xamante ni moom moo soxla autosuffisance alimentaire ba nga xamante ni dootuñ ko jéggaani fenn. yaakaar naa ne comme ni nga ko wax comme ni muy defee ci gerte gi du defeewu ko peut-être ci ceeb bi mais ñu ciy def ay jéego yaakaar naa ne booy gis programme national d'autosuffisance en riz muy plan bi nga xam ne suñu naataango suñu kilifa Waly jiite ko Waly Diouf yaakaar naa ne chaque campagne dina jox béykat yi wàllu jiw de façon gratuite muy médical yi da ngeen koy jox kenn duñu fay dara booy xool ren vraiment accompagner leen à l'aide du pays accompagner leen ci wàllu vraiment engrais boo xam ne dañu ko jox gratuit pour ñu booster production bi yaakaar naa ne gestes yu mel noonu bu continuer di am yaakaar naa ne vraiment ce bassin arachidier peut devenir un bassin agricole. waaw ginnaaw bi ñu jaajëfalee ki nga xamante ni mooy chef service départemental développement rural de Nioro di monsieur Mignane Diouf ci waxtaan bi seqoon ak moom si émission bi nga xamante ni mooy saytu mbay mi gis nañ fi ay ponk yu am solo yoo xamante ni wax nañu ko si wàllum autosuffisance en riz wax nañu ko si wàllum jiw yi wax nañu ko si wàllum li nga xamante ni mooy statistique maanaam xayma rendement yi wax nañu ko si wàllum li nga xamante ni mooy nan la ñuy def ba aar gàncax gi tamit wax nañu ko bu loolu passé aussi tamit dañ fas yéene ànd ak moom si terrain bi mën a xool li nga xamante ni moom la fi jot a wax ñu gisal suñu bët waxtaan ak ñi nga xamante ni bokk baykat yi nga xam ne aussi tamit ñoo nekk sur le terrain comme niñ ko waxee aussi tamit fas yéene fa yeggali suñu waxtaan lu demee nii waa laaj ko si wàllum récolte bi ren lan la ci séntu ci wàllum rendement aussi laaj ko aussi tamit taw yi nga xamante ni day faral di continuer ba baykat yi am si am njàqare lan la fas yéene moom ban digal la fas yéene conseil la fas yéene jox ñi nga xamante ni mooy baykat yi en même temps aussi lépp loo xamante ni ñu ngi koy gis si mbay agriculture bu département de Nioro lépp loo xamante ni lu koy gàllankoor rek fas yéene nañ moom mu wax ñu ko foofu ñu pratique bi nga xamante ni moom la ñu war def sur le terrain maa ngi leen di jaajëfal si kanam tuuti ñu àndat ak ki nga xamante ni mooy monsieur Mignane Diouf si bon ñu ngi fii tey fas yéene wéyal waxtaan bi nga xamante ni moom lañ seqoon ak monsieur Mignane Diouf ginnaaw bi ñu jógee ci nga xamante ni mooy bureau bi ñu ngi nii ci àll bi tey fas yéene waxtaan ak yow ci wàllum ba léegi continuer suñu waxtaan ci wàllum mbay mi tey jii ñu ngi si benn toolu dugub ñu gis ne gars yi ñu commencé nañ récolte mi monsieur Mignane Diouf récolte yi nga xamante ni gis nañ ko te asamaan si mu ngi continuer di taw léegi ban matukaay ngeen si jël yéen en tant que service technique yi nga xam ne yéen a nekk ci département bi. waaw yaakaar naa ne récolte bi yàgg nañ commencé gerte gi nga xam ne ñi nga xam ne ay gerte yi nga xam ne yi ñuy wax variété active dañu koy teel a ji commencé nañ deqi dugub bi tamit vraiment comme ni nga ko gisee nii ñu ngi ci toolu béykat yi donc dugub bi ni nga ko gisee nii jox yi ñu ngi nii tegu nit ñi commencé nañ aussi góob donc malgré ça mu ngi taw comme ni ma la ko waxee yaakaar naa ne joxoon nañ béykat yi ay directives yoo xam ne ci wàllu récolte bi comme ni nga ko gisee nii donc li ngeen wax mooy ci wàllu góob ji bu ñu góobee bu gaa yi bàyyi yëf yi ci suuf nañ ko góob comme samp ko ni nga ko gisee nii ñu samp ko bu ñu ko defee samp ko malgré muy taw tamit taw bu tawee rek day wàcc du am benn jafe-jafe du sax mais bu fekkee dañ ko jël récolté ko. daal di comme ni nga ko waxee loolu ban sensibilisation ngeen ci def si baykat yi ba nga xamante ni tey comme ni nga ko waxee nii ñoom dinañ fas yéene defee noonu nga xamante ni mooy seen récolte yi bañ mu yàqu. yaakaar naa ne sensibilisation bi defe naa ne Ngoyane TV mu ngi nii di ko def ñëw na fekk ñu vraiment ci tool yi waxtaan ak ñun waxtaan ak béykat yi kon donc yaakaar naa ne loolu ci wàllu sensibilisation bi ci la bokk yaakaar naa ne lu mel ni dina baax ay vraiment taskatu xibaar yu mel ni ñëw fekk taw bi di continuer njaqare béykat yi li ñuy wax ñu ñëw dund ak ñun loolu donc ñu jox leen ci conseil mooy li ma lay wax rek dugub bi moom jafe-jafe amu ci mooy na gars yi récolté bu ñu récolté nañ ko samp taaj ko bu ndox mi ñëwee da ciy dal wàcc du am benn jafe-jafe li ci bon mooy daal nga daane ko teg ko bu ko defee ne bu ci gànc bu tawee ci kawam rek day fekk dugub bi sax mais yaakaar naa ne béykat yi jël nañ ci matuwaay yi à travers yu mel ni yenn TV Ngoyane yi nga xam ne ñëw nañ ci làkk ci béykat yi wàcc ci terrain bi donc yaakaar naa ne béykat yi bu ñu gis lii ñuy wax yaakaar naa dinañ ko mën a appliquer boobu benn jafe-jafe duñ ko am. waaw ginnaaw kàddu yooyu nga yëkkati ñu gis ne céréale dafa am loo xamante ni lu am solo la bu ñuy wax céréale bi nga xamante ni mooy dugub ñu gis ne ñi koy jëfandikoo dafa bëri lool ñu gis ne sax ministre bi nga xamante ni mooy yor wàllu mbay mi wax na ci lu am solo bëgg na ren ñu battre record bi si wàllum céréale kon gàllankoor yu amee noonu yàlla laaj na ay sensibilisation yéen a ngi taxaw seetlu di ko def aussi tamit lan rendement lañ séntu si wàllum dugub bi cette année. waaw ren yaakaar naa ne par rapport booy xool daaw yor nañu ay tonnes des rendements qui tournent autour de 900 kilos à 1 tonne 100
mais ren vraiment dinañ gis ay rendement yoo xam ne vraiment ci dugub bi dinañ yegg ci 1 tonne 100 ba 1 tonne 250 loolu yaakaar naa ne prévision yi ak pose carré yi ñu def yaakaar naa ne won nañu ko incha allah li ma la wax rek au moins ci rendement yi ren par rapport yi année bi nga xam ne année yee passé dinañ am vraiment une augmentation de 15% yi nga xam ne ci rendement yi booy jël année 2018 bi nga xam ne vraiment amoon nañu environ 1,5 million tonnes ci wàllu production. waaw comme ñu ko ne ba léegi rek ñu gis ne comme ni ma ko waxee sànq nii rek ren dugub ji amu leen ci benn gàllankoor ci wàllum feebar yu demee noonu. waaw dugub bi gàllankoor majeur bi ñu ci am rek mooy wàllu wànq yi des fois wànq yi di nga xam ne période dina am ñu dugg ci tool yi ñoom tamit bu ci jël seen wàll waaye loolu tamit ci terme écologie la bokk loolu day permettre ñu équilibrer écosystème bi yaakaar naa ne loolu bu amee tamit jël nañ ay matuwaay ak ay DPV traité tool yi ba nga xam ne wànq yi nga xam ne ñu ngi doon jot a yàq jot nañ daw mais vraiment amuñ ci benn gàllankoor majeur bu tax vraiment mu impacté ci production bi. mais defuñ ci benn dégât boo xamante ni causé na problème ci rendement yi. non gisaguma ko wax dëgg yàlla amul benn tool buñ ma ko wax daal boo xam ne wànq yi daal def nañ ci dégât boo xam ne vraiment nit ki perte na toolam waaw. ñu ngi wéyal suñu émission di saytu mbay mi ginnaaw bi ñu jógee ci chef service départemental de l' agriculture monsieur Mignane Diouf mu am kàddu yu am solo yu ñu fi yëkkati tey jii ñu ngi ànd ak ki nga xamante ni mooy benn producteur ci wàllu mbay moom mu xam mbay bu baax a baax ñu fekk ko ci toolam tey jii ñu ngi lay laaj sëñ bi nga bàyyi la nga présenté wu sa tur naka la. asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw man la Kéba Ndiaye di bay Nioro fii booy dem Santhie Mamou Ndëri. ba tey sëñ Kéba ñu continuer ci ay laaj yi nga xamante ni moom lañ fas yéene séq ak yow tey jii comme ni ko chef service départemental waxee di monsieur Mignane Diouf tey jii yan jàppale nga gis ne mu ngi leen koy defal fii nga xamante ni mooy ci département bi moom mi nga xamante ni moom moo yor wàllu mbay mi ak waa service am. waaw Mignane Diouf chef service agriculture bu Nioro moom mu ngi jàppale bu baax ci bépp fànn nag mu ngi dem di jox nañu engrais jox nañu semence même di tegu bàyyiwul tàyyiwul di ñëw foofu chaque jour di vérifier tool yi nuñ def bu ñu amee problème mu jàpp ci lépp daal moom macha allah moom waaw. ban jafe-jafe ngeen am ren ci li nga xamante ni mooy dugub ji ak waa ci dugub ji d'abord. waaw ci dugub ji moom benn jafe-jafe tuuti la woon waaye taxu kaa def mooy lu ma doon waxat léegi rek wànq yi demoon neen ba commencé waaye mujj neen wax neen ko mu ñëw def wàccee fa ay élément ñu pompe tool yëpp macha allah fu mu nekk nii récolte bi moom alhamdulilah. kon def na ci benn taxawaay bu am solo. waaw tey jii li nga xamante ni mooy wàllum góom mi yeneen ci góom mi te ragal nañ ne ay taw ñu ngi faral di continuer ba léegi te yaakaar naa ne mën na indi ay njàqare yéen moom ban sensibilisation maanaam ban xalaat la ci am di leen ko digal yéen baykat yi. waaw ngóob mi moom fu mu nekk nii bu den wax ñun ñëpp baykat yëpp ne buñ kenn jël dugub di ko takk di ko teg ci suuf te amoo te takkoo ko boo ko tegee ci suuf dafay saxaat parce que loolu moom c'est obligatoire dugub boo góob takkoo ko teg ko noonu bàyyi ko noonu dajale ko noonu rek saa nga takk ko moom dafay saxaat waaw léegi nag lu ci gën a baax moo nekk ne nga takk rek sëpp ci naaj bi noonu dara bu tawee dafay ndox mi dal lay wàcc dara du am benn problème. waaw ñu gis ne yow baykat bu mag la ñu nga fekk fii tey sa tool ñu yaakaar ne nawetu ren bi gis nañ ci am nañ ci yaakaar bu baax a baax yaakaar boobu est-ce que mën nga ñu ko dëggalal yow. waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que année yu jàll nii luñ ci doon gis noonu gisatuñ ko ci bi année yi ñëw bi année bii nii année bii moom macha allah récolte bi moom dinañ am yaakaar bu baax a baax am na bu baax a baax. kon yan problème ngeen doon jàkkoonte ci année yu passé ren ngeen gis ko ren jii muy lan ci wàllum lan wax ndox mi ñëw na à temps wala ndox mi nga xamante ni wax bu ñu wax bay ndox moo tax ndax ndox mi ñëw na à temps wala. waaw ndox mi ñëw na bu baax a baax ndox mi ñëw na bu baax plus tamit lenn luñ doon xaw a ragal moo nekk ne ndox mi nu muy ñëwee arrêté gul nit ñi di wax waaye gerte yu ndaw itam dañ lañ sóoraal. waaw ginnaaw biñ jógee ci li nga xamante ni mooy toolu dugub bi tey ji ñu ngi ci toolu gerte bi nga xamante ni tey ku wax gerte xam ne fii Kaolack fii mooy bassin arachidier rawatina département Nioro ku wax gerte xam ne gerte dafa doon loo xam ne lu sensible la te période bi nga xamante ni actuellement yàlla ji mu ngi continuer di taw ba léegi ban matukaay nga ci jël Mignane Diouf pour sensibiliser baykat yi. waaw comme ni nga ko waxee gerte gi vraiment bassin arachidier la gerte gi law na comme ni nga ko gisee nii ci tool bi rafet na trop donc booy xool variété gi gerte bi nga xam ne grain de bouche la mooy CH 119 moom lañ fi ci tool bi ci lu mot 4 hectares 500 ji nañ ko fi ci wàllu gerte googu donc gerte gi ñu ngi ko ji depuis le 13 juin booy xool nii gerte gi ñor na waaye ba léegi yàlla jaa ngi taw kon donc dañuy obligé taaxirlu tuuti taw bi comme ni ma koy waxee béykat yi fi mu toll nii gars yi nañu xaar d'ici le 25
ñu mun a commencer récolte bi fekk taw yi jeex mais yaakaar nañ ne ay taw yi fi mu toll nii dinañ am benn taw wala ñaar taw balaa le 20 incha allah yaakaar nañu le 25 nag taw du am bu boobaa nit ñi dinañ mun a commencer deqi bu baax seen gerte gi parce que li ñu ciy bañ mooy nit ñi deqi gi mu taw ngooñ mi yàqu kon donc te ngooñ léegi lu am solo la kon donc ñu ñaax béykat yi rek ne ñu taaxirlu ci gerte gi xaar booru le 25 ñu mën a commencer deqi gerte gi en ce moment là taw yi dinañu arrêté. waaw fii yaa ngi wax ne mën nañ xaar ba le 25 prévision yoo xamante ni yaakaar naa ne service météo moo ko joxe mais ba tey est-ce que loolu dina mën a xaar parce que am na ñoo xamante ni actuellement seen gerte yi ñor na ndax fii ak le 25 ndax du am ay yàqu-yàqu. waaw yàqu-yàqu moom yaakaaruma ko noonu parce que am na ñoo xam ne ay variétés actives la ñor seen variété yi teel nañ ko ji ñor na donc ñooñu ñu ci bëri gerte yi mooy gerte gi nga xam ne gars yi dañ koy récolter vers di ko yóbbu gars yi di ko saaf wala di ko baxal genre yooyu la mais booy jël ci wàllu jiw ci wàllu commercialisation gerte nit ñi commencé guñ deqi ñu ngi taaxirlu di xaar te gisaguñ gerte goo xam ne on mu ngi saxaar kon donc am nañ ci yaakaar ne balaa ñuy weesu le 20 le 25 taw bi dina jeex te nit ñi dinañ mën a commencé deqi bu baax seen i tool. waaw da nga wax lu am solo muy ngooñ bu fekkee ne matukaay yooyu noonu jël ngeen ko yëpp li nga xamante ni mooy deq bi bu fekkee ne balaa boobu taw yi arrêté wul yan matukaay ngeen jëlaat pour mën koo digal baykat yi. waaw matuwaay yi jëlaat taw bi bu bañee arrêté mooy vraiment béykat yi protéger seen gerte mën koo deqi protéger ko ba nga xam ne ndox mi du ko sonal waaye loolu dina am jafe-jafe mais booy xool ci wàll taw moom ren rek lañ am jafe-jafe yi taw bi di continuer mais amul benn impact majeur ci production bi am nañ ci yaakaar daal d'ici le 25 ndox mi dina arrêté te nit ñi dinañ deqi te duñu am benn jafe-jafe. waaw ñu ngi la gis nii nga téye ay dëju gerte ñu yaakaar ne ren ji nuñ gisee gerte gi gis nañ ne gerte gi meññ na trop ren ji yan rendement ngeen yaakaar ne dañ ko am ci wàllum gerte. waaw ren moom ci wàllum gerte yaakaar nañ am ay rendement yuy tourner autour vraiment de 1 tonne ba 1 tonne 250 ci wàllu gerte loolu am nañ ci yaakaar incha allah te rendement yi dinañ baax te gerte yi dinañ fees del xam nga gerte moom li ci gën a baax mooy mu fees te ren gerte bu feesee rek mooy wane jiw bu rafet dinañ ko am incha allah. waaw am na ay variétés yoo xamante ni seen cycle gudd na ñu yaakaar ne nawet bi ren comme ni mu demee ndox bëri na yaakaar nga ne gerte yooyu ren dinañ mën a joxe seen meññeef bu baax a baax comme am na gerte yu demee nii yaakaar naa copp dafa doon gerte gu bëgg ndox la te ren vraiment ku gis nawetu ren bi xam nu mu doxee vraiment gis nañ ne ndox bari na lool ndax loolu dina leen arranger ñoom bu baax a baax. waaw yaakaar naa ne moo tax moo ñu def carte variétale ci biir département bi parce que booy xool fii Nioro normalement gerte yooyu la ñu war a ji gerte yooyu def 3 mois et demi 4 mois mooy lu mel ni copp bu ñuy wax 28 210 lu mel ni SMA ñu koy wax 73 33 lu mel ni grain de bouche bi ñuy wax GH 119 20 lu mel ni H75 genre xeetu gerte yooyu ñoo fi war a ji mooy gerte yi dem 3 mois et demi ba 4 mois bu nga xam ne vraiment taw bi buy continuer sax du ko yàq moo tax gerte yooyu ñu ji ko fii tool bi ñu nekk nii nag genre variété yooyu la est-ce que gis nga gerte gi di saxaat gisoo ko kon donc mooy gerte gi mun na toogaat ba weer bu dee ñu récolté ko te du saxaat te bu am benn jafe-jafe te taw du am looloo tax mais nag ñi nga xam ne dañoo jël gerte yi nga xam ne comme ay bourcouche gerte yi nga xam ne dañu gaaw a ñor yi xam ne 3 mois la ñuy def ñooñu vraiment foog ñu récolter sinon gerte gi dina saxaat te gerte googu looy xool gerte gi ñu utiliser la yuy béy zone Diourbel zone Fatick zone yooyu la mais zone Nioro booy xool copp lañ fiy béy SMA ak grain de bouche moo ci ëpp doole te booy xool cycle yi ay ñeenti weer la mooy dese na gerte gi moom mun na xaar ba weer bi dee pour ñu mën ko def. waaw Mignane Diouf sa kàddu gu mujj ci li nga xamante ni mooy émission bi nga xam ne yow lañ ko njëkk a dalalee muy saytu mbay mi. waaw di remercier vraiment waa TV Ngoyane ci émission bi nga xam ne saytu mbay lañ koy def. bi nga xam ne day permettre ci sa biir terroir nga xam li fa xew jafe-jafe yi ak ni béykat yi dundee loolu ak conseiller leen sensibiliser leen duñ def lu dul rafetlu ko waaye di gërëm waa TV Ngoyane di gërëm techniciens yi nga xam ne vraiment ñoo déplacé wu ñëw ba fii ci àll bi ak ni mu métteeg naaj bu tàng bi ñëw taataan xibaar laaj ñu ci wàllu mbéy mi donc ñu ngi koy rafetlu di leen di gërëm di leen di ñaanal vraiment seen émission bi jëm kanam di leen di wax tamit ñun tamit ñu ngi disposé heure bu ñu soxlaa rek ci wàllu mbéy mi on est prêt à leur accompagner pour jox leen le maximum d'informations. noo pare pour jàppaleen Ngoyane TV ak émission bi nga xamante ni moom lañ kii mu nekk sa wàllu domaine di saytu mbay mi. waaw ñu ma leen ci mën a jàppale mooy ñun disposé nañ que à chaque fois que ñu am émission lu jëm ci wàllu nawet bi lu jëm ci wàllu commercialisation lu jëm ci wàllu distribution ci matériel lu jëm ci wàllu préparation campagne à chaque fois que ñu sollicité ñu incha allah suñuy buntu tijjeeku nañ pour waxtaan ak ñoom et jox leen toutes les informations nécessaires parce que genre émission yi ñooy tax béykat yi xam li xew ci seen gox xam lan lañ am xam lan lañ war pour vraiment mbéy mi jëm kanam kon donc vraiment ñu ngi leen di rafetlu leen di ñaanal
vraiment seen TV Ngoyane bi jëm kanam. waaw ginnaaw bi ñu jaajëfalee mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi doon suivre Ngoyane TV fi nga xamante ni ci émission saytu mbay mi ñu àndoon si ki nga xamante ni mooy monsieur Mignane Diouf nekk chef service départemental du développement rural bu Nioro du Rip ñu gis ne kàddu yi am na solo trop ñu ngi koy remercier bu baax encore une fois ci disponibilité am si taxawaayam bi nga xamante ni def na ko ci wàllu mbay mi fii si agriculture bu Nioro vraiment jox nañu fi ay réponses yoo xamante ni réponses yu dara naatable wu la réponses yoo xamante ni réponses yu ñu gëm la réponses yoo xamante ni dinañu jàngal ëllëg li nga xamante ni mooy suñu mbayum réew mi di gërëm aussi tamit ñi nga xam ne ñoom laa àndoon ak ci journée bi yu demee ni Moussa Sall ak ki nga xamante ni mooy Pa Modou Seck maa ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois di leen wax ba beneen yoon c'est seen émission saytu mbay mi jërë ngeen jëf. jàmbaari tur ñaangook baykat bay mbokk bay dugub ñu dundee naaj bi di tàng ñuy sentu taw see dee leen jàmbaar yee see dee leen jàmbaar yee su nawetalee ñuy sentu taw soo ko wedee demal Bawal mbaa nga dem ba wàllu mbuuj see dee leen jàmbaar yee see dee leen jàmbaar yee su noor jotee ñuy wër di lekk su tàmbalee xiin ñuy sentu taw su tawee su tawul ñuy fayi bor see dee leen jàmbaar yee see dee leen jàmbaar yee miir biiru miir garab daan ci yow xiif gi ñuy xiif yaay di koy faj bés yi ñu wees ñoom dañoo tiit see dee leen jàmbaar yee see dee leen jàmbaar yee jàmbaari góor ñaangook baykat bay gerte bay ñebe ñu dundee